jël ay saaku ceeb ak ay 10 000 ak ay 100 000 ak pour dem voter yaa leen di yónni seen i doom ñu dem di dox ci désert bi c'est vous. ñu jox la 1000 francs dugal la ci ay kaar ñu yóbbu la nga ñàkkatooy xepp yuuxul leen suba ba ngoon te yow fekk na yow xaalis suñ ko war a investir mais ñi dañoo ñàkk ngoon. ah doy na waar de sister. Sénégal dafa metti yëpp kenn mënu koo wax. dëgg la merci beaucoup. man maa ngi lay remercier sister allez du courage. merci beaucoup. mais continuer leen motiver suñu famille yi des ñi des extérieur kii sur le territoire national ñu jëli seen i carte et puis ñu mobiliser wu. merci beaucoup. merci ma sœur take care. li ci Sénégal yëpp su ma koy wax du ma fekkee fa ñu koy dundee. asalaamaaleykum. xoolal day affaire bi day dem sama haut-parleur daal di dellusiwaat fii xaaral ma woo la bu ma wootee décrocher Arona parce que lii moom y a un problème technique man moom xam nga xaw ma dara ci technique xam naa damay bàyyi ba sama jëkkër su ma décrocher bu duggee ci haut-parleur bi day dugg ci haut-parleur bi après ci normal bi. Issa jëlal téléphone bi allo allo. asalaamaaleykum. waaw. waaleykum salaam wa rahmatulah. Issa il faut nga wax bu fort nag parce que sama kii bi sama haut-parleur bi dafa am problème donc il faut yow nga wax bu fort pour que auditeurs yi dégg la bu baax a baax partager la vidéo. d'accord waaw Hélène. allo. oui Issa naka mu. ça va nam naa leen. ñoo la raw ça fait un moment déggatuñu la. maa ngi ziare mbokku penc mi yëpp. di lay ndeysaan ñoo ngi lay bégee. penc mi yëpp di rafetlu seen liggéey bi. man su doon sama sago saa yoo duggee. di leen féliciter. su doon sama sago saa yoo duggee bu ma la gisee online dam lay woo parce que c'est un jeune qui fait des kilomètres. ay kilomètres lay def pour mën a ñëw dugg suñu show bi. loolu rek bëgg Sénégal la. dëgg la Hélène dëgg la. donc maa ngi lay jox la parole donc mon frère allo. te ñi ne ci diaspora bi bu la neexee ngeen croiser les bras ni yéen am ngeen seen teraanga ba pare soxlootu leen dara Sénégal mais fàttewu leen fi ngeen jógee fàttewu leen seen cosaan fàttewu leen seen ginnaaw. effectivement. waaw te erreur yi fi am problème yi fi am surtout dictature bi fi am. moom ngeen di xeex pour mu jóge fi. effectivement. ñun aussi moom la ñuy xeex pour mu jóge fi surtout li xew li kenn dul nettali. mooy dynastie Faysal bi fi am. effectivement. dynastie Faysal bi normalement dama xamul kilifa diine yi tere nit ñi saaga lan moo tax mënuñu jóg wax ci loolu. loolu sama premier problème. bu dee dañ leen di jox ay enveloppe wala dañuy remplir seen compte wala dañ leen di jox ay 4x4 nañ ko xamal nit ñi mu leer. dëgg la. Hélène li xew Sénégal dafa doy waar trop. te yaa ma gën a xam boo nekkee fii biir Sénégal am na yoo xam ni mën nga ko xalaat mais osé woo ko wax parce que boo saxatee ñu téye dugal ci kaso bi. voilà comme ñun biir Sénégal lañ nekk nag donc suñu wax nag du mën a am insolence de trop quoi. non xoolal soxlawul insolence. on a juste besoin de dénoncer. et je pense que on nous écoute. ma koy préciser Assane dafa doon wax sans saaga avant kenn doonu ko woon déglu donc quelque part ñoom waa gouvernement bi ñoom saaga rek la ñuy déglu. boo saaga ñu déglu la léegi on n'a pas besoin de ça parce qu'on nous écoute suffisamment mon frère jarul ngeen di dugal seen bopp ci benn problème. waaw parce que vraiment bugguma lim parce que penc mi ñi ci bokk c'est des milliers et des milliers. effectivement. mais am na ñoo xam ne man mënuma leen bañ a lim parce que dañ siy def benn travail boo xam ne vraiment c'est remarquable.
effectivement. En commençant par général pour le liveur muy Assane. effectivement ku mu naqari looloo am. looloo am loolu la yàlla dogal de loolu la yàlla dogal il faut l'accepter. ñun ñu koy rafetlu. effectivement. si la baronne aussi maa ngi koy béggee bu baax a baax. mais nag pour man li gën a am importance ay président nommé na frère am lii wala léeg li gën a am importance. mooy na ñëpp a fexe joti sa jëli ci seen carte d'identité parce que 2019 c'est dans 17 ou 18 mois. effectivement. c'est le plus important. loolu dong moo ko fi mën a jëlee. am na sànq nag ku doon wax naan Assane na mobiliser jeunesse sénégalaise ñu dem à l'aéroport pour chaboter loolu man je vois que c'est un risque pour Assane quoi. Assane yoonam nekkul ci loolu ñi koy organiser du Assane bu amee c'est pas Assane qui va organiser ça. waaw effectivement effectivement voilà c'est pas Assane. moom mun na commandité ñu ko organiser sax moom. mu non du fi commandité sax du ko ci def man mi may sant xale yi ne leen kooku di sàcc seen pétrole kooku di sàcc seen gaz kooku di sàcc seen alal seen koom-koom kooku tax ba suñuy doom di dugg ci géej gi. waaw même loolu. ak désert bi bu mu yegg si Sénégal am fa jàmm jeex na c'est tout. waaw vraiment comme les Français. si seen bopp ñoom ñooy jóg di xas français di saaga français naan instant bi ni ñu ngi sàcc africain français yi seen bopp ñu ngi wax donc ñun ñuy sàcc lan moo tax ñun ñuy noppi ak ñun ñi bokk ci ñun ñi ñuy yaakaar ñu jël fal leen ñoom ñuy jàppal ñuy sàcc ñuy sàcc de maanaam ñoom ñoo leen di jàppale ñun ñuy yaakaar ñu waroon pairing successful. ñoom ñooy jàppale ñuy sàcc. donc loolu dafa doy waar Hélène. en tout cas man moom xamatuma moom ci ban monde lañ nekk instant bi nii. te en plus. li xew ñu wax ci mais xoolal li xew ci Birmanie lan moo tax benn président africain jéemul ubbi gémmiñam wax ci. dañ ko ñeme. kenn en commençant par Macky Sall bi Charlie Hebdo amee moom moo fa njëkk. j'ai pitié d'eux voilà j'ai pitié d'eux. moom moo fa njëkk di wax oui la liberté d'expression te tey ku wax rek mu téye dugal la ci kaso bi pour lan. dëgg la en tout cas Issa kontaan nañu moom nit ñi wala lan la. kontaan nañu yow loolu yëpp xam ngeen nu mu demee ku ñu abali bët. Macky Sall falu la bëgg te donc Occident mooy tax mu falu loolu la jàpp parce que gëmul askanam gëmul waa réewam liggéeyu fi lu tax ñu falaat ko léegi maa ngi lay remercier on va continuer le combat yow fa nga nekk noonu mobiliser détermination nga mu nekk lu contagieux que ñëpp ñu nekk foofu nga dëkk autour de toi nga contaminer leen parce que da nga leen di jàngal won leen éveiller leen nga motiver leen ñu jëli seeni carte ku ci nekk na def liggéey bi à son niveau. D'accord, on continuera. Inch'Allah, on ne baissera jamais les bras. Merci mon frère. Ba ci kanam yow. Merci. Inbox, ok. Voilà, mbokk yi donc comme vous l'avez vu, Sénégal sous Macky Sall, maanaam c'est un département français. Sénégal fi mu toll nii département français le d'outre-mer. Département français d'outre-mer. mooy li amoon avant maanaam li nekk ay Guyane ay Guadeloupe ak yooyu nous Macky dañoo def département français d'outre-mer léegi nag yéen jeunes yi bu Macron am jàmm ci mbedd Sénégal yi mooy Macron mooy président wu Sénégal bu mu am jàmm bu mu ñëw Sénégal di taxawaalu bu mu am accueil populaire wala accueil leen ko ak ay nen ak ay tomate comme ñoom tubaab nu ñuy def wala farine comme nañu defoon François Hollande c'est pas un crime parce que def nañ ko François Hollande mujjul fenn kii ak ay ñeneen kii nu mu tudd Sarkozy ak yeneen homme politique ñoom seen dëkk c'est normal boo meree homme politique nga jël farine def ci kanamam mbala sànni ko ay tomate wala ay nen li ñàkk fayda bi nekk suñuy dirigeant bu mu nekk ci ñun
parce que lii tubaab yi teg ñu depuis dañuy wut tout le temps méthode esclavage ñu ne leen esclavage mënut a nekk ñu dem wëlbatiku colonisation ñu ne mënut a nekk ñu nekkat ci néocolonisation pacte néocolonial Sénégal maanaam la nekk ci suufu Sénégal France moo ñu ci ëpp droit ñun loolu ban dëkk moo ko war a mun a nangu suñu xaalis mënuñu am suñu xaalisu bopp xaalisu tubaab bi la ñuy doxalee suñu réew pour lan te Mauritanie sax am fulla am xaalisu boppam Gambie mu gën a tuuti am xaalisu boppam te ñu ngi développé ñu ngi defal seen réew ak yeneen dëkk yi yeneen dëkk bu ñu kenn sonal ak français lu tax yeneen dëkk yi amoon ay colonisateur colon yi ba ñu demee ñoom dañoo am seen xaalisu bopp te di ci génn boo xool Afrique dëkk yi nga xam ne français la ñuy làkk ñoo gën a sonn Afrique ñoom ñooy dëkk yi nga xam ne dañuy am façon problème politique yi. Pairing successful. Bénin Togo actuellement gis ngeen ay Gabon lépp te loolu ñun ñoo koy faj. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. oh enfin ça marche madame Ba. waaw ça va. mais yow da ngaa am wërsëg de macha allah. macha allah macha allah. da ngaa yegg si affaire baa ngi dox. ah. léegi affaire baa ngi dox haut-parleur bi. ah mi ngi dox. gisoo nu mu demee madame kontaan naa nga woote. waaw na ngeen def. ñoo ngi fi rek maa ngi nuyu ñëpp. ma ne maa ngi nuyu ñëpp waay. ça va. ça va madame ñëpp ñu ngi déglu. waaw maa ngi nuyu sénégalais yëpp di leen wax ni leen wax ni leen Macky Sall fu mu nekk ni yëpp maa tay lay def sénégalais yi. comme yëpp maa tay la ànd naa ci initiative ñu saboté yooxoo Macron nañ ko yooxoo naka tëpp yooxoo. effectivement. waaw parce que mi ngi saboté di def lu ko neex je m'en fous lay def sénégalais yi. waaw fi mu nekk nii je m'en fous lay def. nañu yooxoo Macron bu baax na ko sénégalais yi yooxoo. waaw bu loolu passé am na ku doon wax tànk ci Y'en a marre benn waay. mais man bugguma ñu contre Y'en a marre parce que kenn fayu leen. te góor ñi dañoo war a jóg jàppale Y'en a marre au lieu ñu koy critiquer. nañu jóg jàppale leen Y'en a marre on a besoin de Y'en a marre. on a besoin de Y'en a marre Y'en a marre ay jàmbaaru góor lañu. Y'en a marre ay jàmbaar kenn fayu leen. kenn fayu seen luwaaye kenn joxu leen dund. ay guerrier lañu. merci barki Demba Ndiaye bi Kémi Séba di dem aéroport ñoom rek ñoo ci topp. dëgg la ñi koy critiquer kenn génnul. nañu bàyyi Y'en a marre. ñoom ñoo ci topp ñu leen di dóor. di leen jàpp. bu leen sénégalais yi critiquer sénégalais yi góor ñi balaa ñu leen di critiquer nañ dem jàpp ci li ñu Y'en a marre jàpp. loolu mooy fulla mooy fayda. dëgg merci beaucoup. partagez leen. waaw góor ñi nañu bàyyi di critiquer Y'en a marre kenn joxu leen lekk kenn joxu leen naan kenn fayu seen loyer. effectivement kenn joxu leen lekk. kon nag bu ñu amee jom jóg di xeexal Sénégal bu ñu leen critiquer dañu bàyyi critique bi góor ñi rek a koy critiquer Y'en a marre du papay kenn Y'en a marre du maamu kenn ay sénégalais lañu ils sont dignes maa ko wax. ils sont dignes bu leen dañu bàyyi di leen critiquer. c'est un piège góor yàlla yi nañu génn góor yàlla yi nañu génn au lieu de critiquer. nañu dem jàppale Y'en a marre moo gën ñu leen di critiquer. merci beaucoup. merci parce beaucoup que ñoom ñi ngi ci terrain bi di xeex ba tey ñi ngi ci terrain bi pour su ñëw wàcc terrain. xam nga madame Ba. waaw. dafa am piège boo xam ne. Sénégalais yi il faut ñu xam ko. diviser pour mieux régner le Macky Sall di def. waaw. bu ñu jëlee tey jii. madame Ba dafa mel ni bi da nga am beneen booy recevoir live bi dafa fort. waaw. dafa am écho de. ah dafa am écho. waaw xaaral. léegi yaa may dégg. waaw leer na léegi. waaw sama écouteur la. waaw léegi problème bi mooy. il faut que ñun ñu am intelligence. Y'en a marre amuñu benn intérêt ñun ñuy descendre Y'en a marre di wax lu ñaaw ci Y'en a marre di décrédibiliser Y'en a marre di def Y'en a marre la ñuy def Françoise Hélène Gaye ak Assane Diouf. exactly. loolu ñuy def Y'en a marre moom la ñuy def Françoise Hélène Gaye te nag yenn saa yi dañuy utiliser daf leen il faut ñu comprendre il faut ngeen muus de yenn saa yi maillon faible nit buy attaqué maillon faible bi lay jël
non gis nga bukki ay gaynde ah gaynde wala bukki maanaam les prédateurs ñuy attaquer un troupeau bi gën a faible ci troupeau bi la ñuy dem attaquer ko c'est la même chose Macky Sall day repérer maillon faible c'est-à-dire que xam na Macky Sall képp kuy yëngu par exemple ci ñun ñii xam na la waaw donc maillon faible bi bu ko repérer ci maillon faible bi lay jaar toujours te loolu moo nekk di am même ba ci réseaux sociaux yi man xam nañu ni man mënuñu ma corrompre loolu leer na leen mënuñu ma jënd man dañuy wut ay ñeneen ñuy def li man ñu jënd leen ñooñu ñoo may saaga gisoo léegi waa APR kenn saagatuma gisoo leen waa APR kenn naan Françoise Hélène Gaye yéen ñu doon wax ay lii dinañ ko bindal livre ak yooyu déedéet ay ñoo xam ne nee nañu li ñuy xeex ñun la ñuy xeex ñoo koy def ñooy dem di créer ay yow bu fekkee ne yow ay nga da ngay génnee da ngay dugg sama kii sama disque dur waaye sama disque dur nee naa leen ku mënul pirater Harvey Mood collège Harvey Mood boo ko mënut a pirater mënoo ma pirater so jël ay copie collé yoo xam ne xale bu am 10 ans sama doom bu ndaw bi sax mën na ko def dajale ko mais Françoise ko wax yooyu yëpp ci tilimal Françoise la pour que gars yi découragé gars yi ne Françoise ak Assane du ñu yóbbu fenn Assane dañoo doon wax ne Assane il est fini buñ ko yóbboo fi mu toll ni Sénégal day noppi Assane dem Sénégal di def live te nag di respecter la loi deful leen benn loo xam ne mun na tax ñu indi ko problème ñu jaaxle léegi il faut que réseaux sociaux yi yënguwaat gën a tilimal Assane ak Françoise Assane ñu gëm loo ni Françoise mooy reetaan di la kokk di la ñàkk fayda te Assane bu xoolee rek li muy wax ak man xam na ni façon waxinu Françoise ak façon definu Françoise dëgg la mais xam nga moo wax Françoise loolu Sénégal li ma sœur li nga wax ci Y'en a marre ma koy dëggal mbokk yi yéen ñii waa DMTV laa wax de ak pencum askan wi bu ci kenn si yéen attaqué Y'en a marre dama leen wax Y'en a marre laa leen wax waxuma ñiy def semblant am na ñu ma leen wax ne ngeen attaqué leen bokkuñu si Y'en a marre dañuy bubboo Y'en a marre bu kenn attaqué Y'en a marre ma ni xam nga gouvernement Sénégal lu ñuy def léegi dañuy luwee ay femmes dem ci association yi fay seen patron président association bi fay ka xaalis luwee femmes yi dugal leen ci bus yi pour ñu leen di teerul gan dañ leen di luwee. tu te rends compte luwee ay nit say xeet. luwee ay nit dañuy dem ci association yi dem ci seen kees dem ci président bi luwee ay femmes dugal leen ci bus bi ñoom ñu niroole ay yére ñu fay président bi ñu fab xaalis bi dugal ko ci keesu association bi loolu la gouvernement Sénégal di def loolu la ñuy amee les femmes là noonu la ñu leen di amee. non mais c'est-à-dire que problème bi xam nga lan la jigéen ñi ñoom tam ñooy yërëm seen njaboot. jigéen ñi yërëm leen seen njaboot seen président association yi nga leen di wax gouvernement de bàyyi na fi 200 000 ci kees bi wala bàyyi na fi 500 000 dama am da ngeen war a dem aéroport ngeen solu yéen ñëpp dugal ci bus ñu téye leen comme ay xar ay mouton de Parniche yóbbu leen ñuy taxaw di tàcc parce que dañuy fay. loolu de moo ci desewoon luy ay nit luy ay sénégalais. dafa baax ñu jàllale ko beneen bi xam nga lan moo xewati. man daal jommi naa oui allo sister. man dama jommi. ki ñu fal directeur port fii ci Atlanta la nekkoon di jaay ay ordinateurs yi ñuy sàcc ba pare moom la Macky Sall fal directeur port bi. maa la ko wax. sàcc kat nga jël sàcc kat ay ordinateurs yoo xam ne ay sàcc ko koy jaay $30 xoolal am na boo xam ne da koo mën a jaay ci ordinateur bi wuy ma GPS la ordinateur bi am bañ ko taalee police ñëw ak FBI ñu topp waa ji il a fallu mu fay xaalis bu bare loolu day dugg prison kooku la Macky Sall directeur port bii dugal suñu alal ay milliards. gis ngeen Macky Sall mais xanaa enquête de moralité amatul ci état sénégalais mais balaa nga nommé nit ma sœur. waaw ma sœur administration normalement am na poste yoo xam ne balaa nga ciy nommé nit da ngay def enquête de moralité. xanaa loolu amatul. jërëjëf Atlanta Georgia ji moom ak jabaram pourquoi parce que jabar ji xaritu Marième Faye Sall la. way Marième Faye way la république jabar waa ji xarit Marième Faye waa ji nag fii background am waa Atlanta yëpp xam nañ ko kenn du ko nëbb nañ ko wax parce que suñu port boobu fa la suñu dërëm yëpp di jaar milliards Sénégal yëpp fa lay jaar kañ ko nommé nag
ay ordinateur yu ñu sàcc ba pare la daan jaay ok c'est le kii waa ji jëkkëru xaritu Marème Faye la sàcc ku doon jaay ay ordinateur yu ñu sàcc xaritu Marème voilà jëkkëru xaritu Marème Faye la jërëjëf c'est le mari à la copine de Marème Faye lañ ma jox noonu la ñu jox suñu port koo xam ne dafa doon jaay ay ordinateur yu ñu sàcc kooku buñ ko joxee ay milliards port de Dakar lan lay def mbokk yi wax leen ma non Macky Sall yéen kii yëpp xam man damaa sonn ci wax bi toog leen rek jox naa la ay information yu leer nag yu leer waaw mais yow xeex bi maag yow ko bokk neel jox nga ñu ma kontaan naa madame maa ngi lay ziyaare di la remercier bu baax a baax kooku madame Bala mu nekk gaynde nekk fii ci diaspora bi Amérique muy def liggéey bu rafet nag ci l'éveil des consciences ak défense des libertés individuelles liberté du citoyen sénégalais gis ngeen donc kañu nommé ci port de Dakar Atlanta fii dafa doon jaay ay ordinateur yu ñu sàcc kooku la Macky Sall nommé directeur au port Cheikh Kanté tibb na ba ay poosam 10 xam naa mu ne ko yow bayal kii moom tam mu jël wàllam ngeen foog ni lii état la nee naa leen parentopoli bi moo fi war a jóg Assane bu dee yaa ngi may déglu affaire yooyu noté ko nag munoo sax yow masa bàyyi xale yi xawamal la man damay fàtte ni sax Assane mu nga Sénégal te comme moom dañoo am ay benn république de Gougnafiyé la ñu am on ne peut pas faire grand-chose au Sénégal et il faut la lutte là avec intelligence lañ koy def duñu céder à la provocation on ne va pas se laisser distraire voilà donc Aliou Sall nommé ci caisse dépôt ak consignation waaye yéen man sama téléphone bi am na lu ci nekk de gis naa ni kon dëgg la da ngeen di woote WhatsApp mënu leen dugg parce que sama WhatsApp dafa bloqué xaar leen ma éliminer ay affaire xaar ma tegal leen musique je vous mets un peu de musique parce que man lii moom xam naa ni ñëpp a énervé ndeysaan Sénégalais yi man yërëm naa leen de man yërëm naa sama bopp mais xam nga Sénégalais bi ma gën a yërëm mooy Sénégalais bu nekk au pays xam nga tu peux pas munoo dem taxaw ci buntu palais bi sànni ay xeer munoo saaga Macky Sall bés boo yeewoo Macky Sall def yëfu golo nga koy xool mu lay xool mais yenn yëfu dëmm la parce que dëmm rek moo mën di def nit façon yoo xam ne wóor na li da koy métti te saa yoo xëyee suba nga wut leneen looy teg Sénégalais yi ñuy misère rek di dee yow ngay neew pont di pata rek di grossir ba tolloog sa jabar nag war a tolloog sa jabar wang boo leen tëddee boo làmbee dangay làmb sa taat foog ni sa taatu jabar nga làmb xam nga ba noppi nag doomu Sénégal yi di dee ci mbedd Sénégal yi doomu Sénégal yi di toox ci mbedd Sénégal yi non lii ana kilifa diine yi nag asalaamaaleykum. allo. oui. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga def. waaw Françoise man la Aïssatou. Aïssatou na nga def. maa ngi fii ça va. ça va très bien merci. waaw man daal dama def lépp pour xool la en direct mais dama xamul fan laay dugg dama dem ci messager bi. non xool gisuma la. dama sama Facebook sama page Facebook Françoise Hélène Gaye. ci Facebook bi la nekk. waaw da ngay dem ci Facebook bi Françoise Hélène Gaye depuis la léegi boo wàccee ci mur bi di nga gis live bi ñoo ngi en direct actuellement nii. d'accord donc maa ngi nuyu sénégalais yi ñëpp ñu lay seetaan. ñu ngi lay fay sister. jërëjëf. kontaan nañu. ok merci beaucoup. merci beaucoup. voilà mbokk yi donc di remercier tous les auditeurs de DMTV Pencum Askan Wi. di leen wax ni que xeex bi suñu papa yeeg suñu merci beaucoup Leandro welcome suñu papa yi ak suñu yaay yi suñu kilifa diine yi démissionné bi yàgg na depuis loolu ngeen démissionné nañu waxante dëgg nag seen démission moo tax affaire bi gën a métti léegi
léegi nag da ngeen di wax ak kilifa diine yi ñu wax ci Macky Sall parce que waxu kilifa diine yi xajul ci Macky Sall ndigalu kilifa diine yi xajul ci Macky Sall te nag kilifa diine yi ay sénégalais ngeen ay citoyen sénégalais ngeen xaalis bi Macky Sall di sàcc seeni poste la koy fokk tey yéen tam parce que ay sénégalais ngeen il faut que arriver un moment que yéen kilifa diine yi ngeen génne ñu ngeen dimbale ñu parce que li mënatuñu bu ñu waxee ñu saaga ñu bu ñu waxee ñu jógal ñu mais yéen ngeen toog dañu seetaan ak ñoom xam nañu ni yaa ngeen di ñaan waaye ñaan bi dafa léegi fi mu ne nii yëf yi dafa yegg foo xam ne dafa ëpp Aliou Sall ngeen foog ne war nañ ko jox milliards u Sénégal yi fañ koy teg ba noppi defal ko loi balaa mu ko nommé mu defal ko loi ni lu mu munti génne bu ko neexee génne tey milliards du am ku mu ci expliquer lenn ngeen foog ne loolu dëgg la bu Assane Diouf waxee ngeen ni dafa yàlladiku bu François waxee ngeen ni dafa bëgg a taal dëkk bi seen noppi bi mooy taal dëkk bi noppi bii mooy taal dëkk bi parce que dinañu toll foo xam ne Sénégal yi dootuñu mun a muñ lii parce que lii dafa ëpp lii dafa jéggi dayoo balaa ma dee am ñoo xam ne Assane Diouf day jàmbat marabu yooyu nga xam ne dañuy dem Macky Sall di leen jox xaalis ñoom ñuy bëgg a jaxase Assane ak àddina si nit ñi nañu seetaat seen diggante ak seen borom nañu bàyyi naa féex nañu bàyyi waxu seytaane nañu bàyyi jaxase ay nit nañu bàyyi sosal doomu aadama parce que am na loo xam ne man de Assane Diouf buy baale man duma baale parce que man disciple Jésus la mais dafa am foo xam ne man sama kii fa la yem de man duma baale man jugement dernier rek laa wóolu parce que loolu yàlla da ko def jugement dernier Macky Sall moom dum ko mës a baal lu bon li mu def Sénégal ak ñeneen nag ñi nekk ci réseaux sociaux yi di fen jugement dernier rek ngeen taxaw ma taxaw waaye kilifa diine yi vraiment il est temps ngeen dimbale ñu li tax ñu génn Sénégal lii la te dafay continuer di empirer bés bu ne mu gën a garaaw te yéen ay sénégalais ngeen ay ki nekk ngeen kilifa diine mais yàlla moo leen def ngeen nekk sénégalais kon yéen défense u nation bi yéen en fait sax yaa leen ko waroon a jiite liy doxal askan wi yéen yaa leen ko waroon a jiite Macky Sall bu doon nit appel ba ma ko lancé temps yële mooy woon mu def gouvernement d'union nationale oo kilifa diine yi oo kilifa aada yi woo opposition mu toog xool intérêt Sénégal mais lan la def gouvernement xuusma ñàpp ay golo yu tekkiwul dara ay duulkat yu duul dajale ba yegg fa ñu yegg mënuñu dara xamuñu dara résultat duñ ko mës a am Macky Sall wutul ku koy defal résultat ku koy fenal lay wut ak ku koy sosal kuy sosal ay opposition non c'est un silence hypocrite asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si na nga def. maa ngi fi Françoise mënatuñu la jot sax si WhatsApp bi. xam nga WhatsApp bi dafa bloqué man ne looloo tax may génn groupe WhatsApp yi te buñ ma dugalee groupe WhatsApp su ma génnee ngeen mel gars yi gis ngeen partage xam nga ñaata partage laa gis 147 partage yéen ngeen foog ni lii war na ñu bëgg a révolutionner dem changer Sénégal 147 partage WhatsApp bi lii moo tax may génn ci groupe WhatsApp bi groupe WhatsApp bu ma génn ñu gisee ko ni dama leen ñàkk yëg wala dama leen ñàkk itteeluma leen affaire combat bi man maa commencé idée groupe WhatsApp bi créer groupe WhatsApp yi mais li lay war a suuli mënuma nekk ci groupe WhatsApp yëpp il faut ngeen may ma génn groupe WhatsApp yi téléphone baa ngi ni mënuma dem ci WhatsApp bi parce que dafa bloqué dafa fees message yi. ah d'accord. léegi dinaa génn ci ay groupe dinaa tànn ay groupe yoo xam ne dama ciy génn du question ni yëguma leen wala faalewuma leen mais parce que il faut que aussi ngeen mun ma jot mënu leen ma jot parce que WhatsApp bi bloqué na système maa ngi lay jox la parole. dëgg la waaye man li ma siy wax rek mooy gis nga sénégalais ci boppam Françoise moo naqaree dimbali. parce que fi mu nekk nii combat ñëpp la. fi mu nekk nii daal am na nu ñu war a jógee dindi fi lii ci Sénégal nii wala nii. parce que nit ñi sonn nañu. parce que Macky Sall mënul nekk ci dëkk bi ñëw
jël gouvernement bi di def lu ko neex fi mu nekk nii lii madame Ba wax mooy dëgg yëfu maa tey moo fi nekk dëgg. nit ñi sonn nañu nit ñi am nañu problème Macky Sall yërëmul kenn te ñun wóolu gi ñu ko wóolu woon ba jëkk tekk si tekk si bopp gouverne kii bi réew mi Macky mu ngi ñuy sonal léegi. kenn xamul lii lu mu doon man foog naa ne ay waxu saaga sax jaratu ko Macky daal le peuple bi génn gis nga ni ñu def Macron nañ ko def Macky Sall. nañ ko def Macky Sall mu xam ne nit ñi sonn nañu man gisuma jigéen pour lan jigéen ñi ñu leen di fay lii madame Ba di expliquer jigéen ñi ñu leen di fay ñuy sol ay tenue mel ni ay marionnette lu tax ñuy nangu lu mel noonu ah ñoom seen i doom ñoo fi nekk seen i sët ñoo fi nekk bu ñuy xeex nii du pour ñun pour ñu xale yi ëllëg la pour xale yi ëllëg la kon nag mag jigéen ñi ñoo war a xeex dëgg lii ñoo ko war a xeex yaa may dégg François si maa ngi lay dégg sax sister waaw ma ne que lii nag jigéen ñi ñoo ko war a xeex parce que lii du dëgg du yoon jigéen ñi nañu jóg pour Sénégal pourquoi nit ñu lay may xaalis bi ñu lay may lu mu lay jëral benn fan nga si lekk wala ñaari fan affaire bi jeex lan mooy lii ku ñu may xaalis na sànni xaalis bi fële lan la problème bi nañu jàppale xale yi nañu jàppale ndaw ñi ah c'est pas normal xoolal depuis 1960 naka la ay jigéen mën a fay ay jigéen ñuy jóg di dem di teeru ji ay nit yëpp yooyu nga xam ne sax dafa xeewi il faut être digne quand même il faut être digne où est la dignité de la femme nañu jàppale xale yi nañu jàppale mag ñi yanaa maari moom ku leen jàppalewul yow da nga di ci ne pas intelligent c'est tout yanaa maari nañ leen jàppale xeex bi ñun ñëpp ñu xeex ka parce que fi mu nekk nii nag dëkk bi vraiment boo gisee composition nu mu tudd gouvernement bi nga war a xam ne dëgg Macky yëpp nañu waaye de toute façon billahi incha allahu rabbi 2019 moom dina fi jóge dinañu may dana loolu moom dañ ciy teg suñu bakken dëgg la de. waaw je te man de loolu laa amoon daal lu ma siy wax parce que man dama dugg si WhatsApp mi mënuma la jot. WhatsApp donc ma ne xaaral dama téléphoné ak sama téléphone fixe laa wootee. damay obligé fi mu ne nii dinaa obligé dem di éliminer ay messages yu ma jot kii gis mais WhatsApp bi dafa bloqué parce que groupe yi ça marche 24 heures sur 24. et macha allah dañuy yónnee ay messages rek te gars yi yenn saa même message bi da ngeen koy yónnee di ko yónnee waat. mais anyway sant yàlla nañu continuer liggéey. nañu continuer liggéey bee mel noonu rek fi mu nekk dafa yitteel ñëpp. dafa yitteel ñëpp parce que fi mu nekk nii. ñoom dañu jaaxle affaire bi ampleur bi mu am. le problème de Assane Diouf ni mu ñëwee ñoom war nañu xam ne sénégalais benn sénégalais. mbiru yàlla la saaga moom on l'aime pas. mais da ngay xool le phénomène de Assane Diouf li mu ampleur te kenn duggul affaire saaga sax dañ ko sax duggul mais. gis nga ñëpp dañu ànd ak moom parce que nit ñi dañu sonn ñëpp dañu ànd ak moom parce que dañu sonn li muy wax dëgg la lii ñu doon nëbb di ko dugal si taatu ron yi léegi lépp moo weeru lépp moo génn ñëpp xam ka waaw nañu continuer noonu nañu continuer combat bi rek bu kenn découragé inchallah day baax inchallah metti na mais day baax merci sister d'accord François man maa ngi encouragé vraiment bu baax a baax ne te décourage pas merci beaucoup waaw ne te décourage pas allez merci on continue le combat ok on continue voilà donc chers amis on est toujours en direct en live Pencum Askan Wi DMTV di waxtaane tey donc injustice yooyu nga xam ni Macky moom lay moo def au cœur du pouvoir nommer son petit frère jox ko Cheikh Kees bi nga xam ni daanaka moo gën a liquide ci Sénégal bokk na ci gën a liquide en tout cas mu jël benn waay ju doon jaay ay ordinateur bi def ko chefu port de Dakar asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam. waaw sister Astou. my sister naa def. dama naa la de yow gëj naa la dégg. waaye sister maa ngi nii bi may woo keroog dafa fekk maa ngi classe mënu ma woon a jël téléphone bi. dëgg la moo taxoon ma doon insisté pour dugg. effectivement balaa may dem classe mais mënu ma woon a dugg ma ne xam naa ne tam danga biir. effectivement sister. ok sister. maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay sister. maa ngi lay nuyu. waaw di kontaan ci yow
merci di rafetlu taxawaay bi nga xamante ne nii saa yu Sénégal jaaxle wala ñu am lu ñu metti rek. sama téléphone ba def écho. téléphone bi day def écho léegi mbokk yi donc di wax ni que jëli carte yi xam nga fi mu toll nii on connaît tous les mots on connaît à la tous les mots. asalaamaaleykum sister. allo sister. waaw yaa ngi ci biir. xam naa sama téléphone bi la. ok d'accord amul problème. sister maa ngi lay nuyu di wax ne rek maa ngi rafetlu sa taxawaay. saa yu Sénégalais jaaxle rek jóg nga taxaw. wax ci fayit ci def ci ma lay nuyu bu baax di la sant. di wax ne Hélène. Macky Sall daf ñuy yàq ñun Sénégalais yi. effectivement. te yaakaar naa ne nag jot na. it's time pour ñu jóg. jot na pour Sénégalais yi ñu jóg ñu wàcc ci tali xam nga sànq gis naa benn oto ñu lakk benn oto. parce que ba tey kenn gisul tar nañ ñoo lakk oto. mais Sénégal ci boppam la nit ñuy yëngal ba mu yëngatu. mais tekk gi nga xam ne Sénégalais yi nee nañ ko tekk ni ñu nekkee tayatuñu ko. dafa jot pour Sénégalais yi jóg. dafa jot ñun foqati suñu réew. xam ne Macky Sall ñun ñoo jëloon suñu ay carte pas man gaa man joxuma ko sama carte man waaye ñi nga xam ne ñoo jëloon seen i carte jox ko dañ ko dénkoon ne ko Sénégal kat mu ngi nii dañoo jël Sénégal jox la ko ak suñuy carte mais Sénégal jaayi ñu ko te et puis Macky Sall moomu Sénégal. ba mu jël Sénégal paase ko moom ak ay famille. suñu pétrole bi Aly Ngouille Ndiaye moom ak rakam. sàcc nañu suñu pétrole ba xolam sedd mu bëgg a rawale Aly Ngouille Ndiaye yóbbu ko mu remplacer ki nga xamante ne nii mooy am kii naka tuuti. Cheikh Kanté naka tuuti sax Abdoulaye Daouda Diallo. thank you. so loolu yëpp dafay rawale Aly Ngouille Ndiaye te Aly Ngouille Ndiaye rawagul. effectivement loolu yëpp mu ngi koy def te rakam ñëpp dañ doon wax naan rakam moom la bëgg jël pour teg ko bis boo xam ne pare bay waaj a dem rakam la fi bëgg a teg ñu bari doon ko weddi mais mi ngi ci tànk yi. Macky Sall mi ngi ci tànk yooyu pour balaa pare mu jël suñu Sénégal gee mu jébbal ko rakam. kon ñun tey lii dañ ko war a fayit. waaye lii nag wax ngeen cee wax dévolution monarchique ngeen doon wax. bii de dévolution sama panel sister sama panel dama dugg sama panel di waxtaan ak sama waa panel may leen Macky Sall li ko fi jëlee du ay carte. dëgg la il faut ñu sacrifier suñu life ngir Macky Sall ngir Sénégal mën a firi. effectivement loolu foog mu am mais toog di waxtaan toog di nelaw toog di wax rek jëlew fi Macky Sall et puis ay carte jëlew fi Macky Sall jëlew fi Macky Sall de loolu moom jàpp leen ko ñu sacrifier wu rey suñu bopp Macky Sall abal ñu Sénégal parce que Macky Sall moomul Sénégal xoolal rakam fan la dem tabax këram Géejawaay ci digg yoon la dem tabax këram Géejawaay kër googu daf ko moom terrain boobu daf ko moom. tey yàlla. suñu alal ji mu dem sàcc ko moom ak ay famille. kon yaakaar naa ne jot na ñun ñu jóg ñu firi Sénégalais yi te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ak Hélène ñun ñoo mën a fay parce que Sénégalais fi nekk nii li ñu nekk dafa mel ne tayatuñu ko. man Sénégalais mosuma xam ci moom ragal ak mboqat gi ma gis ci Sénégalais yi lan la ñuy ragal ci Macky Sall moom mooy kan ba nu war ko ragal. kon yaakaar naa ne jot na Sénégalais yi ñu jóg. parce que sonn nañu. suñu mbokk yi ñu ngi support ñu ngi souffrir sonn nañu Sénégalais yi sonn nañu Macky Sall mi ngi sàcc suñu alal moom ak ay famille ak ñu nekk ci nguuram rek ñoo nekk ci jàmm de Hélène tabaski bi ñu bari dañu xaar pour tabaski bi ñu bëree tabaski wuñu ndax dañu sonn xoolal njàng mi xoolal xale yi xëy mi xoolal santé bi dara doxul. ci yàlla. soo gisee mu jëlee Aliou Sall ci wetam parce que Aliou Sall dafa nekk nit ku dëggu ma Aliou Sall sama bopp la jabaram awam sama doomu ndey la yaay ak frère ay doomu baay lañu soo gisee mu jëlee ko Aliou Sall parce que Aliou Sall kenn su ko gis muy défendre Macky Sall parce que nit ku dëggu la te kooku dafa diñ dafa tekki démb tey doog a ñëw ay nguur taxul mu dugg fekk du wax lu amul soo gisee mu jëlee fa tey ji Aliou Sall parce que dafa dem jëli ji ci Kanté Kanté pour mu ñëw toog ci wetam di ko fenal dangeen ko xool fii ak ay 2-3 semaines di nga gis mu nekk ci média yore ay dossiers yoo xam ne daa nekk ci ay fene kese la. gis nga. parce que loolu Aliou Sall nangu lu ko Aliou Sall mosul toog fenn benn média wax ne liggéey nañu lii wala def nañu lii wala def nañu lële Aliou Sall nanguwul loolu
parce que xam na ne Macky Sall amul bilan mu toog di ko xool. amul bilan mu toog di ko xool loolu tax mu jëlee ko Aziz Tall yow est-ce que yow Hélène mos nga gis Aziz Tall mu toog ne wax ne Macky Sall liggéey na lii yow mos nga ko gis. musuma ko dégg de. ah dëgg yàlla. mosu ko def parce que kooku dafa diñ du toog Macky Sall jaral ko muy toog di wax lu amul parce que kooku fi mu wax ku ko xam ne di waxantu lu muy wax da koy leer mu dàq ko wàcce ko parce que kooku ci lu leer lay dugg ci lu leer lay wax mu dàq ko parce que lan dangaa war a dem ci média yi di wax lu amul Aziz Tall du def loolu kooku daa teel démb tey doog a ñëw. loolu moo tax mu jëlee ko fa jël Kanté teg ko fa léegi nag Kanté nag Cheikh Kanté dinañ ko déglu fii ak dans 2-3 semaines dina nekk ci alerté na ci média yi fu nekk mu taxaw fa di wax lu amul. ñun Sénégalais yi nañu yeewu it's time pour ñu wake up it's time ñu yeewu it's time we need freedom. it's time ñu wake up Sénégal parce que fu nekk nii Macky Sall mi ngi ñuy nax ñu naan pétrole génnagul mi ngi sàcc pétrole bi. tubaab bi ñu ngi sàcc pétrole bi. di ko yóbbu dégg naa ni pétrole bi. ñu tëdd di nelaw. ah. non c'est terrible c'est terrible. non tey dama am xol bu metti. c'est terrible lii moom. nga xool suñu mbokk jullit yi Hélène suñu mbokk jullit yi ni leen di rey bu ñaaw boobu est-ce que léegi nga Macky Sall mu àdd ci. waaw léegi lan moo tax ba Macky Sall warul wax ci loolu en tant que musulman. même en tant que chef d'État. est-ce que léegi nga Macky Sall mu àdd ci loolu. pourtant ci Charles bi dafa demoon. te boobu dañ doon wax yeneen ci lu ñaariwul dafa dem ci Charles. man de léegi tey ñuy rey jullit rey bu ñaaw bi nga xamante ne élève billaay fan yi dama amee xol bu metti ci sama biir xol dafa am ku ma waxtaanal démb ma ne ko man li yàlla na ma jig parce que man sama xol dafa metti fan yi te dara metti wu ko lu dul sama mbokk jullit yi rey bu ñaaw bu ñu leen di rey. kon tey dama am lu ma metti fan yi yëpp billaay élève damay souffrir ci sama mbokk jullit yi dee bu ñaaw bi nga xam ne ñu ngi koy dee. dafa métti moom te dégguma benn président bu jóg wax ci waxuma la ak nag Macky Sall mi nga xamante ne moom jullit la bu fekkente ne jullit la wax na ci wax. waaw ay waay ñun fu ñu jëm ak Macky Sall. lii dafa métti. benn président ci monde bi moo ci wax muy président Turquie. waaw mais lan moo tax ñemewuñu ci wax lan moo tax ñemewuñu ci wax. mais lan la waaye lan moo tax waxuñu ci. ñàkk fayda rek. ñi nga xam ne li ñu wan jullit yi kenn mësu ko gis ci àdduna kenn mësu ko gis man fan yii dafa jàpp du ma sax mën a nelaw. dama am naqar fan yii ndax sama mbokk jullit yi may seer ak ñoom naqar bi. ak métit bi. métti na trop wax dëgg yàlla. dangay xool ñun suñu dëkk Sénégal sax ñi ci wax sax bariwul ñi ci addu sax bariwul loolu man dama am gàcce. di gàcce la si Macky Sall de waa léegi ñoom bu ñu dematee léegi ci conférence su pays islamique yi lan la ñuy wax conférence pays islamique yi mënuñu sax respecté li ñuy ragal ay don xaalis yu ñu leen di may te yàlla may leen ngeen yow lépp li ngeen soxla pour tabax seen réew tàyyel doom ak ñàkk fayda fàtte nañ ne yàlla mooy maye ki leen di jox ñi ñu yaakaar ñoom yàlla moo leen di jox loolu lañ fàtte. on est mal barré on est mal barré. métti na trop sister métti na. on est mal barré métti na trop. du courage maa ngi lay mais tey bëggoon naa waxtaan tuuti ci affaire Diouf. waaw mais affaire lii xew nii. ci affaire sama mbokk jullit yi. ak affaire Macky Sall ak rakkam bi dafa tax clinique yi démb ak tey yëpp sama xol neexul. mais affaire Assane Diouf bi man ba léegi bàyyiwuma ko. ci affaire $5,000 bi. ba léegi ñu ngi ko bëgg a bàyyi mu nelaw. ah Assane wax na leen ko ci live barke démb. live barke démb. waaw Assane wax na leen. sàcc ngeen sama xaalis te di ngeen ko est-ce que laaju ko dinañu. xaalis il a parlé parce que il est Assane léegi Assane ñoom ñi mënuñu nax Assane. mais lii dafa nax Assane mënuñu ko nax. mënuñu nax Tefe xaalis bi la ñu bañ. ñu wax ci moo tax un moment ñu ne. dañ may menacé de mort ndax ma ragal ñu gis ni que loolu yëngaluma ñu ne léegi dañ koy salir mais yow man boo leen ma saliré Texe Gaye mu ngi wax
Assane mu ngi waxal boppam xaalis bi da ngeen ko génnee ci nii wala ci nele te crime. xam nga sister dinañu mujjee dina am ñu ci dem prison de lii buñ ko toppee prison dina ci am. yow sister loolu xoqatul la loolu taxul ngay daw dafa am ñoo xam ne ay gaynde lañu. mooy yow ay xoqatal taxul ñuy daw lu ñuy wax dañ koy ñemee te dara du tax ñu dellu ginnaaw te yow da nga bokk ci ñooñu. dañ ma desee kon ay xoqatal yooyu taxul ngay daw wante comme xeex bi dañ ko songandoo woon ñun ñëpp am lu ñu metti kenn ku ci nekk nga jóg jaar fii ñiy jaar fii ñiy jaar fii di jël suñu alal joxe ko benn samba booy jógee fële ñëw jël ko te indi luñu ay këyit yu leer naññ. loolu dañ koy mettitlu. mais c'est ça ci dëkk bi lañu dëkk yàgg ci dëkk bi xam what's going on xam nañu lu xew. waa Paris parce que fii ku fi nekk rek mas nga toog ci immigration lawyer nga wax ak moom te signé na la jox la ay dossiers yu leer kon ñun xam nañu what's going on. man de damaa signé ba mu fay génn damaa signé avocat bi jox ma sama bos mu yow bosam ñu yónnee ma sama email après. wante dossier yi ma gis yëpp amul fenn fu mu signé man gisuma ko man dara. kon nag ñun ñi nga xam ne dañu yëkkati woon suñu alal ma koy wax waa France yi waa Espagne waa Brésil waa Allemagne waxtaan bi neex na mais $5,000 yi bu leen ko bàyyi na parce que Assane Diouf soxla na $5,000 yi bu nga ko yónnee woon tey. mu fàtte ay buntu yu bari. juste man mi fi kon toog tey nañu fay $5,000 yi fan la dugg ñu génnee ko ñu yónnee ko Assane Diouf parce que soxla na ko wala ñu jox ko ay doomam fii ñu du ci tedd di ci dund wala ñu ci fayal ko ci couple of months pour ay rentam parce que fii xam nga ne rent yi dafa xaw a xaay tuuti. loolu fay na couple of months. so nañu jóg taxaw ñu bañ a nelaw pour bàyyi ñii xaalis di dem nii. c'est que loolu bu la ci dara naka yi ndax Texe Gueye mi ñu ci dugal man xam nga ni Texe Gueye dina ko dox man mi fi toog ñu bëri bu ñu yónnee Assane xaalis c'est parce que damaa toog di wax pendant ay heures di lever di def fundraising ñu bëri bu dee joxe nañu man samay xarit am na ñoo xam ne ay $500 la ñuy joxe ay $250 ay $200 woo ma ne leen yónnee leen ko da ngeen koy yónnee directement Thierno Ndiaye léegi man yow loolu gàcce nga laa ma xoolal yow loolu sax yow bul wax xam nga lu tax man ma toog fii sonn sama dënn di métti sama bopp di métti ma feebar yéen ngeen jël xaalis bi ngeen foog ni xaalis boobu di ngeen ko jël tong ko séddoo ko rek mu yem ci noonu man ñu woon naa kuy toog di leen dajaleen yéen xaalis yéen yooyu façon nit man Assane moo tax ma toog du yéen xaalis boobu di ngeen ko delloo wala ngeen leeral ko yow li la waroon def nga ko loolu wax na ne ko jarul sax nga di ko wax xam nga fi nekk nii nee naa yow jarul sax ngay toog di bàkku naan dañ maa war a sant wala dañ ma war a gërëm parce que dangaa liggéey ñu gis ko nga toog fi xam ne tey jii bu ñu jëlee ay $1,000 tey jii am ko yow yaa tax ñu am ko parce que yow yaa toog yaa fi wax yaa fi def fundraising ba ñu jëkkati suñu alal ñu ñëpp joxe ci ñëpp joxe kon dañu wax ne yàlla ak yow kon yow moom nit ñi amuñu sa fay mais xaalis bi fan la dugg lii dafa yomb ñun Sénégalais dañoo bëgg lu yomb affaire bu ñu ko bàyyee nii mu yomb nii torop dafa yomb torop mooy bëgg nag sama mbokk yi nekk France suñu wax wootee nañuy dugg foofu parce que affaire bu ñu ko bàyyee noonu. maa ngi leen di sister maa ngi am toog sama ci beneen line bi. thank you. merci beaucoup. voilà donc ok sister je pense que grand Texe Gueye mu ngi ci dossier boobu te gëw ma ni que dina bàyyi tant que yëf yi leewul parce que coow li yëpp nappaate bi saaga yi pour que ñu bañ a waxati waxu xaalis boobu déedéet loolu mënut a nekk parce que Thierno Ndiaye wane na reçu bi mu yónnee xaalis bi ñooñu neewoon ni dañoo jëlal Assane avocat asalaamaaleykum léegi nag Thierno Ndiaye joxe na reçu génne leen seen preuve moo gën coow bu bari bi génne leen seen i preuve asalaamaaleykum sëñ kuy woote. allo. oui asalaamaaleykum. maaleykum salaam sister. waaw soxna si nu mu demee. nii rek maa ngi woote from Denmark. from Denmark. fii mooy first time ma woote waaye dama la dee déglu maa ngi la nekk di siibu. heure boo defee live di kontaan ci yow. merci man maa la gën a kontaan sister naka waa Denmark. ñu ngi fi rek ñu ngi fi. di la soutenir rek di la wax ne daal li ngay def moom.
merci. amul benn sénégalais boo xam ne yaa ngi bitim réew rek te kontaanoo si. jërëjëf. parce que tax nga ñu gën a gindi kuy Assane Diouf. dëgg la. tax nga ñu mën a xam lii xew Sénégal. tax ngeen ñu mën cee jàngee tax ngeen ñu xam lu tax ubbi ngeen suñuy bëdaaw. te foog naa tamit yéen a ngi ubbi bëtu Sénégal yi te foog naa képp ku leen di déglu rek. di nga ci gën a jàngee sa njaboot dinañ ci jàngee. dëgg la. man nag. tur bi naka la Aïcha sa tur bi neex na. man nag démb dama doon déglu sa programme bi ñuy wax affaire Maxtaar xam nga Maxtaar moom dañ koy wax rek mu baakof mu dem uti live xam nga ba àddunay baax góor daawu toog di dàgg santeeg ay jigéen ak di teesanteeg di lali basang def na defam moo ko sommi moo koy naanal boppam su fekkee ne na góor la dafa bëgg mbirum seytaane wax di sew na dem àkki Assane Diouf te mu bàyyi Hélène amul jotam. sister yaa ngi may dajji nga ni dafay lal basang de ràcc. waaw xam nga góor gi li gën a bon ci àdduna mooy góor guy lal basang de katati rek te li muy wax kenn xamul lu mu doon yenuwul benn maanaam man déglu ma tàgg dafa ma dee jox boobu mu métti. waaw boobu bii dafa xottee. yow moom bu ko faale defee ko ni ko ñëpp wax de waxee rek yow liggéeyal sa liggéey yow ñu ngi sa gannaaw ñu ngi si dinañ la tontul duñ sonn duñ taay ndegam nag sonnul ñun duñu sonn. dëgg la waaye dëgg la. ñu ngi lay maa ngi lay ñaanal fu ma toll di ñaanal suñu càmmiñ ga Assane. jërëjëf di ñaan yàlla na leen yàlla boole yàlla na leen yàlla musal ci saytaane yàqkat yi. amiin sister. Sénégal nag moom dafa yàq ñun avant ñu fay jóge fa sama maa ngi fa jóge ay 11 ans ci gannaaw. maa ngi bitim réew. macha allah waaye la ma fa man bi may jógee Sénégal di ñëw Denmark. am nañ time boobu. Laa Wade mi ngi fi woon. moo nekkoon président. ak Laa Wade lu mu mënti def ak lu mu mënti defut yónnee na ay nit ñu ñëw Denmark seet ci lan lañ nekk. dëgg la seet suñuy carte d'identité ndax mën nañoo wote wala déet waaye ba fi Laa Wade jógee ba léegi. fooguma sax nguur ak Sénégal xam na ne am na ñu existé ñu dëkk Denmark. dëgg la. xam nga du ne ñu koy wax rek ngay wax waaye dafa mel ne xorom bi moom ñëpp la laal ndoo moo tax ne gars yi moom ku mën a xorom rek xoroma. de leen xorom de fël a ngi fi. bon siste bul sonn fii moom xorom ñàkku fi. dañuy xorom ba bés bu ñuy teg dëkk bi ci yoon xorom rek. maa la ko wax waaye nag dañu foog ne mën nañoo sëlëm nit ñi. génn ay ministre teg ay ministre yu bees foog ne mën nañ ceeñ li fi yàqu xam nga dara moom su xasoo ba yàqu rek lu koy defat yombut. dëgg la. li xam nga te nit ku baax soo gorewut dangay dee ci ñàkk a goree di. te Macky Sall dafa war a génn nag ak njabootam ak population bi nga xam ne ñoo ko topp. mu ba Sénégal. nit ñi ne ci jàmm parce que Sénégal mag ñu baax ñi dañ saa ñaan su fekkee ne dafa foog ne mën naa yàq Sénégal moom si boppam mooy ñëw yàqu. dëgg la. te allah kulli àllin su fekkee ne mën naa xeex ak Sénégal soo nañ ko ba mu xeex ak Sénégal. man nag duma yàgg ci laaj parce que xam naa ñi war a dugg bari nañ waaye maa ngi lay ñaanal fu ma toll li ngay liggéey rafet na kontaan nañ si. kontaan tax ba ñun dematuñu fenn. loolu la man de dafa am samay copine am na ay xaritu Gambien yu nekk Norvège. Marietou maa ngi lay nuyu. Aïcha am na ku nekk Suisse. Aminata maa ngi lay nuyu gars yi daal nee nañu léegi moom seetaanatuñu sax télé. man la dañoo dematul sax fenn ku wàcc ci liggéey yaa ngi yàkkamti di xool. heure la bind na ci lay commencé. macha allah ñu ngi sant bu baax parce que connexion bii ñu am nii. ay mbiru yàlla la du dëgg. parce que tey yéen yaa ngeen nekk Danemark ñenn ñu ngi nekk Suisse ñenn ñi nekk Bahreïn ki may woo léegi Bahreïn la nekk. am ñu nekk Canada fu ne la Sénégalais yi di ma woowee. ñu am benn connexion boo xam ne mosuñu koo am. mu nekk lépp ci yéene lu baax Sénégal lépp ci bëgg que lii tax ñu génn ñun Sénégal. loolu mu tax Sénégalais yi mën a sentir seen bopp seen réew. mu bañ a nekk ne xaritu président bi wala mbokku président. mooy am jàmm
na ñëpp am jàmm. loolu yooyu dafa amul sax xam nga jamono yooyu léegi dañu war a xam ne àdduna dafa changé. te àdduna bu changé nit ñi dañuy changé. nit ñi nelawatuñu. effectivement loolu lañu war a bàyyi seen xel nañ bàyyi doon ci kanamu xale ci kanamu nit ñi kenn nelawatul. xëy na Sénégal dañoo ñem mu wut a wax. waaye nelawatuñu. Macky Sall bu tëddee ak ay nitam nañuy njëganaay seen njëganaay yooyu ñuy njëganaay nañ ciy xalaat ba ñuy ndaw. naka la ñuy def ba génn ci lu bon lii ñu nekk naka la ñuy def ba génn ci toroxal gi ñuy toroxal Sénégal xiif ma metti na. effectivement luyaas yi seer na dund bi seer na amuñu benn yërmaane ci population bi dañuy duy seen biir yi bay duy seen sotale yi ñu dee duy dañ koy duyaale xam nga bëgg mënta paase loolu. effectivement nit dañoo gëmën daal pour man dañoo gëmut yàlla waaye nag xam nga su fekkee ne nga ñëw ci àdduna xëy na fekk loo alal judduwuloo ci dara xam nga soo fa fekkee nga ñëw fekk alal doo xam noo koy toppatoo. loolu nag mooy problème bi lépp daal éducation de base la nañu yar suñuy doom. loolu kese la nañu yar suñuy doom. mbong nga point bu baax nga nañ yar suñuy doom. mais ak dara. lii yëpp yar ci éducation la. loo mën lii yëpp ci éducation la. lii yëpp éducation la. maa ngi lay remercier bu baax. amul benn problème sister du ko jóg ci la bégee. jaajëf. maa ngi lay yàlla na yàlla suturaal. you are very welcome. bind ma message in comme ça ma mën a save sa number ñu waxtaan bu pare dégg nga. amul benn problème dinaa ko def. jërëjëf. ok ciao. ok voilà donc gars yi dee leen partager vidéo yi combat bi nee naa leen xeexu Sénégal la xeex ci jàmm xeex ci teg Sénégal ci justice ak équité. Sénégal mënut a nekk moo xam ne dangay bokk njiitu réew mi wala doo ko am wala dara doo ko mën a def ci réew mi asalaamaaleykum. waaw soxna si na ngeen def waaye. ñoo ngi fii ñoo ngi sant fooy wootee ak tur wi. maa ngi wootee Bahreïn. Bahreïn mais dama koy laf nag. waaw xamee naa numéro Bahreïn léegi waa Bahreïn dañ may woo naka Bahreïn nu mu demee foofu. mu ngi si tàng bu métti rek. mais yéen soriwu leen Qatar de Bahreïn soriwu leen Qatar. donc soriwuñu Qatar presque ñoo taxaloo ko. man de mus naa def escale Doha bu may dem Thaïlande. mbaa gars yi raciste ñu foofu. non pas du tout mais naar yi dañoo xaw a doy waar rek mais garaawul. parce que loolu laa jotoon a gis ci escale bu gàtt boobu dafa xawoon gudd nag escale bu ma def noonu ci aéroport ba sentiroon naa loolu. dëgg la. waaw léegi man dama bëggoon wax ci affaire. ci affaire yow conseil laa lay jox benn conseil bi ma lay jox mooy. comme kàkk ni comme yow fu ma nekk nii yow yaa orchestré waxtaan bi. Sénégal yëpp bëggu ko. ñu ñëw di la déglu. xam nga parce que li ngay wax dafa am sens. mais bul déglu nit ñi lañ lay wax. te nit ñi xam nga am na ñoo xam ne c'est des partisans de Macky Sall. am ñoo xam ne dañuy ñëw pour yàq. dëgg la léegi man li conseil bi ma lay jox mooy bu leen déglu ñoom. beneen bi mooy am benn femme bu wootee France léegi. di wax ci affaire xaalis. fi nga affaire xaalis boobu. ñun ñoo ko joxe woon ñun ñëpp ku ci nekk jël nga sa xaalis joxe ko. mais nañu bàyyi wax affaire xaalis boobu gis nga xam lu tax dañoo nekk ci benn mouvement pour xeex dara gis nga ils vont tout faire pour nous diviser gis nga force ku nekk Sénégal bu nekk ci àdduna bi rek toll nañu force am pour mun a xeex nguur gi mu jóge te donc gis nga affaire xaalis boobu man bu ma sañoon ñu bañ ci waxati $5,000 fu mu fekk nit danañ koy bàyyi ñu bàyyi loolu ñun ñëpp xamoon nañu man procédure États-Unis je connais très bien te donc man xamoon naa ni y avait pas d'avocat man yooyu yëpp xam naa ko parce que xam nga ah yow xamoon nga ni jëluñu avocat yow xamoon nga ni que Assane jëluñu ko avocat. man je le savais parce que procédure nu mu demee ba ñu déporté Assane c'est impossible. dafa selon la loi américaine that's impossible. They can't do that. That's impossible. I'm a U.S. citizen. I'm calling you. I'm a U.S. citizen. Wow. Okay, so yeah, I'm a U.S. citizen. I've been citizen for almost 17 years. So exactly, I'm just trying to tell you that that's impossible. So donc
xaalis boobu bu ma sañoon nañ ko jël rek bàyyi que noonu bañ ci wax parce que fu mu nekk nii loolu dañuy diviser nañuy jéem a regrouper toutes les forces pour mën a xeex lii te réseaux sociaux yéen ñoo ko mën a kii pour nañu mën a véhiculer message bi nga xam ne Sénégal yi dañ koy wax te donc bu la gars yi jëloo woo téléphone wala ñuy wax ci suuf di def ay commentaires di saaga kër il faut que mu am ci parce que ñëpp mënuñu ànd ak mouvement bi am na ñoo xam ne dañuy ànd ak Macky Sall c'est des gens qui nga xam ne c'est des corrompus gis ñu intérêt Sénégal seen intérêt bopp la ñu gis te donc ñooñu da nga leen di tànkam lu bu leen sax déglu mais affaire xaalis boobu aussi nañ ko bàyyi d'accord $5,000 la $5,000. Assane moo leen ko moo ko yelloo. bu dee loolu man mi fi toog ay waxtu ay jours ma non mais te bëgguma ci soxloo ma ci un franc léegi ñoom duñ leen ko bàyyil grand loolu nga bëgg dafa yomb. soxna si barke Serigne Touba maa lay wax benn affaire liñ ci def yëpp gisee ko te yàlla gis na ko Assane gis na ko man déglu naa ci tabaski bu muy wax dafa yooyu di màgg lu muy wax ci yow. kon donc loolu rek doy na. $5,000 yooyu sax man moo doon Assane même Assane si boppam nga wax ko ni na ko bàyyi parce que mu tax mouvement bi ñuy tenir instant yi nii division bi gis nga li français yi toit bi def te ñoo ak diviser projet yi gis nga fi mu nekk nii lii da leen ëpp doole te il faut que ñu def tout pour diviser ñu quoi dañuy jéem a def tout pour diviser ñu et gens là qui entre jël ay $5,000 rek affaire yooyu ñii di wax ay affaire ci kër il faut les ignorer. Que le combat continue man li ma ciy waxoon li ma waxoon rek ma laa ci waxaat encore la même chose comme quoi que ni il faut que ñu éveillé wu. gis naa sànq Dakar ñu lakk fa benn bus. waaw d'accord gis naa ko sànq ñu lakk benn bus. bu ñu lakk ay bus bu ñu lakk ay bus. waaw gis naa ñu lakk benn bus ñu koy fay. il faut qu'on s'organise. non c'est aussi pour éveiller la colère population bi la quoi. aussi parce que xam nga Sénégalais li nga ji ñëpp ragal tey bu nit ñi génnoon ci mbedd bi te papa wala moo lay wax naan la pour génn kër gi. wala kenn la boo demee kër te bu ñëpp defee noonu kon donc kenn du génn pour mun a taxaw xeex li nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi quoi. c'est vrai te donc Macky Sall dama fu lay def nee naa leen dama lay wax léegi li ma waxoon tànk rek laay waxaat tànk quoi. gis nga il faut pas que ñu koy suivre ci li mu bëgg. fu mu nekk nii je te jure les occidentaux dañoo bëgg taal Sénégal. dañ ko bëggu taal Sénégal lañu bëggu taal loolu moo leen jaaxal c'est le seul pays africain bu leen jaaxal fu mu nekk nii. ils ont tout fait pour le faire mënuñu ko def fu mu nekk nii loolu la ñuy fi def te ci Macky Sall lañ koy jaaree. bu leen taal donc les Sénégalais il faut que réveiller ci Macky Sall lañ ko bëgg jaar parce que fu mu nekk nii dañuy continuer à chaque jour kon à l'espace de 2-3 mois chaque jour ko jëppal muy def ay erreur ay problèmes yoo xam ne parce que dem bu namee na son frère. def changé gouvernement bi defaat ko 43 minutes loolu yëpp mu koy def pour gën a naqare Sénégalais pour ñu jóg def ay affaire la il faut que ngeen sit tight. merci we gotta sit tight and just there's another way. merci there's a different way to kick him out of it. That's easy. That's very, very, very easy. We just gotta be smart about it. So everybody have to go pick up the carte électeur ñëw toog. loolu rek la ñu war def ñëw toog bu ñu demee ba nga xam ne ñëw nañ toog ñu xaar 2019 ñëpp voté. effectivement et puis ñu jéem benn candidat boo xam ne ni moom mooy candidat opposition bi. Sénégal li fa nekk dafa metti te les gens dañuy wax ëllëg ku ci xëj ci suuf jox la dara nga jéem commencé contre François Hélène. te donc loolu la ñu war a éviter quoi xam nga loolu la ñu war a éviter. te donc man daal ci loolu ci laay wax quoi. affaire xaalis bi daal sonn si su ma sañoon nga bàyyi noonu ñu bàyyi noonu même yow ku dugg ci sa émission di wax affaire xaalis bi nga jéem a dox ñu bàyyi noonu parce que. waaw nañ ko bàyyi Assane dina ko lijjanti Grand Texe Gueye moo ngi ci. waaw Assane dina ko lijjanti ak ñoom. mën nañu ko lijjanti suuf sax. waaw nañu ko lijjanti suuf man comme laalu ma woon xaalis mais ñu bañ nañu bàyyi affaire xaalis bi.